nekk excédent dañ laa war a delloosi ci yoon boo amee déchet dañ laa war a delloosi loolu ay bind la yoo xam ne mi ngi fi woon te li may wax rek mooy décret bi moom il faut que ñu attaqué ko parce que soo ko deful it usines yi moom dañuy dem ca décret ba taxaw fa rek la xaar boo waxee ñu ne lii ab décret la yoon a ko wax donc loolu it abattement baa ngi ci biir lépp nga ci biir ci am na ko fi wax dem nañ ba crible amatul ci àll bi ca teewul usines yi ñu ngi door abattement mais loo ci mën boo waxee ñun décret bi moo nekk suñu kanam moom la ñuy appliqué donc loolu nag ñu ngi cee di xeex mais du xeex bu mën a jeex ci benn at du xeex bu mën a jeex ci ñaari at mais dañu continuer parce que ak yi ñuy am boo ko xoolee ñi ngi def ay jéego parce que bu ñu demee bañ am ak ñoom ay accord ci consensus ci loo xam ni xëy na 550 la woon wala yu mel noonu ñu dem ba 800 loolu yëpp néew na waaye akki la mais ñu xam ni tant que décret bi fi nekk attaqué wuñ ko ba ñu changé ko il faut que ñu continuer di subir le même problème am na ñu ko fi wax donc maa ngi rafetlu li mu wax et puis it li nga xam ni wax na ko ci affaire fonds yi chantage personnel moom clarifié lan ci personnel benn chantage ok léegi li nga xam ne si wax na ko ci lu jëm ci zone yi nga xam ni budget zone yi ak région yi xam ni war nañ leen bàyyil dara loolu it lu ma nangu la parce que boo gisee ci ancien système bi dañoo defoon suñu liggéeyee ba pare li ñuy jot ci xaalis bu ñu fayee frais yi ñu war a fay représentants yi ak yooyu dañuy jël 40% bàyyi ci région bi ci zone bi ak région yi jël 60% bàyyi national waaye bañ ko defee dafa am ay frais yoo xam ni dañu ko waxoon ni frais yooyu zone yi ñoo koy def ak frais yi national ñoo koy def waaye ba nu ñëwee ci nouvel système bi ñu nekk it dañoo jël frais yëpp national di ko def donc mën nañoo defaat répartition yi donc loolu moom ça ne pose pas aucun problème mais li ma ciy tiit rek mooy ñu war a def fenn réunion am charge boo xam ne zone bi moo ko war a def zone bi du ko def boobaa dinañu ralentir d'accord naa ci it nag ñu fa benn moyen bu yam ñu bàyyi ko ci zone bi ñu ci def yu ndaw ndawaan yi comme li ñu wax lu urgent loo xam ni xëy na lu jàmp la ca bàyyi fonds yi ci national yi def frais yëpp tel que per diem yeeg hôtel yeeg lekk geeg lépp national bi ko def option la rek na nit ñi seet ban option moo leen gënal ñu jël option parce que option la man option yëpp d'accord naa ci mais damaa gis bi may comme man nag yàlla dimbali woon na ma nekk trésorier national avant may ñëw def naa ci 10 ans gisoon naa faay yëpp bi ma ñëwee gisoon naa ni mënuñu woon am benn dërëm li doon xool mënuñu ko mooy fonds yi au lieu que national commandé zone yi ñoo doon commandé mooy zone bu nekk da ngay téye say 300 francs def ca la la neex ba noppi ni national naa nga ma fi des du ñu am dara léegi nag ma gisoon ni point boobu baaxul dafay rey national ca national moo war a gàddu zone yi moo taxoon ma inversé ko ni léegi xaalis bi nay nekk national ñuy xool lu ñu mën a jox zone yi ñu jox leen ko donc lépp option la rek donc ci la ñu ñëw sax ba usine bu nekk tey damay lay xoj bu baax pour que nga bañ a jël personnel bu ëpp ba ñu mën a desal dara lu ñu mën a liggéeyee loolu tax mooy waa Ziguinchor yi sonal naa leen trop envoyé naa fi sax délégation yu ñëw toog waxtaan wàññi lañ mën a wàññi ci frais yi door a bàyyi la ca des zone bu ne def naa ko Louga gii Morbaat daa mujj ni ma yow ni nga ma xojo woo ko benn usine nangam donc loolu yëpp pour mën a am gestion bu baax la rek mais bu ñu amee gestion bu baax ba pare xaalis boobu nag nañ koy doxale moom loolu amul problème mën nañoo seet option bu ñu d'accord rek ñu def ko mais man daal pour le moment option bi nga xam ne jàpp naa ni mooy xaw a tane mooy zone bu nekk ñu xool dara te conseil bi boo ko mën décider fii ñu am dara lu ñu cof bàyyi fa ñoom ñu ci def seen affaire courante yi bu ko defee national kon ne supporter charge yi mu doon supporter yi donc loolu ku am proposition mën na ko def rapidement ñu jàll ci leneen donc kon Cheikh Tall moo ci toppoon moom def na ay contribution yu am solo chantage personnel bi Ousmane wax boobu la. man chantage personnel xaw ma woon la ci jóg. ñu def si kaw personnel bi nga wax. chantage bi ñu def si kaw personnel bi. non non leer na c'est bon waaw nañ continuer donc Cheikh Tall moom contribution la gën def sax ak ay tontuwaale na sax ci yenn laaj yi
wax ci affaire importation yeeg. cotisation. cotisation 11 millions yi 30 millions 30 millions 11 millions dugg ci. waaw waaw loolu yëpp moom contribution la gën def ak sax leeral ci yenn question yi nga xam ni Ousmane waxoon na ko bu gumba la wax na ci problème impôt bi moom it ak problème mu abattement bi ak yëpp mais comme lépp benn question bi la impôt yi it li ci bu wax dafa am solo parce que impôt bi ay at lañ ci liggéey suñu mandat bale yëpp ci rayante ci impôt bi lañ newoon dem nañ ba directeur général impôt recevoir ñu Dakar ñaari yoon bureau kon loolu xam nga ni ñor na trop opérateur yi ca la ñu doon laaj tey bu jàlloon àdduna tukki dem nañ ba ni ko kii waxee de 50 millions de 1 à 50 millions ay 25 000 francs ngay fay donc loolu vraiment mujj na abordable parce que 25 000 boo defee chiffre d'affaires 50 millions doo fay lu dul 25 000 loolu nit mën na koo dégg cay autorités yi dañ maa wax ni ma président bëgg nañ laa jàppale waaye nag nit mënut a nekk cim réew te ni du ma fay impôt cay liggéey boo bëggee ñu jàppale da ngay wax lees man maanaam da ngeen di wax li ngeen man lu mu néew néew ñu jëm caa jàpp loolu moo tax ñu revenir di kon nañu proposer dara ndax it mënoo ni du ma fay dara ndax xam nga 50 millions ko def 25 000 ngay fay c'est abordable ainsi de suite noonu la ñu ko def ko ay barème noonu ba juboo ci loolu it bi ñu ma ko waxee dama leen di yéen waa Kaolack yi nga xam ne yéen la bant bi dalagul dem leen ngeen négocier ngeen di ma rendre compte lu ma d'accord suñu waxee dama leen d'accord lu ñu wax lu ma d'accord ma leen d'accord comme demagul ci yeneen zone yi appliqué guñ ko fa may leen yéenay dem waxtaan bu ngeen juboo ngeen defante këyit ñu approuvé ko mu jàll donc loolu lañ def ci affaire impôt bi vraiment liggéey bu am solo la ñoom certaan ñoom ñi sonn nañ ci trop lu ne dugg nañ ci ba ñu mujj aboutir ci loolu donc problème yi bari na Omar Kata wax na affaire problème waawoo bi ñàkk fay bi wax na ko nee na xam naa ne yaa ngi ci dox sax waaye nga yokku daanaka du ma am ñetti fan yu ma woo Rodrigo ak Rodrigo sax ak Jo yëpp Jo barki dem laa ko mujj jot mun ma président may ñu d'ici la fin du mois daañu leen fay mu jeex donc problème bu metti la ñu ngi ciy dox jéego yu am solo mais gerte ci boppam moo difficile da ngay wax a wax bay bëgg a dee mais yàlla xam doy na donc loolu li ci am it mooy opérateur yi nañ gën a booloo gën a doon benn wax nañ fii ci affaire kii bi 1,8 bi nga xam ni consensus lañu bunu Sonacos defal te yeneen usine nanguwuñ ko loolu it bataillé nañ ci fermement mais dafay am loo xam ni neexul deret parce que waaw dafa taxaw wax ni man li décret bi wax lay appliqué mënuloo ci dara léegi ñoom bi ñu bëggee def densité bi man ci décret bi laa appuyé pour daaneel leen bu woon décret bi du ma am foo teg sama tànk mais ci décret bi laa appliqué joggi ci ba rayante ba ñu dellu si wan arrière ñoom it léeg-léeg boo leen jekkoo ñu arrière taxaw ci décret bi doo leen mënal dara li ci des moom léewtoo la rek ñu ngi ci di léewtoo ak ñoom it boo xoolee maa ngi xool léegi statistiques yi boo xoolee Sonacos mi nga xam ni moo def 1,8 taux d'abattement am ca Kaolack 2,30 et quelque la boo xoolee waaw bi ko deful ak Copéol 2,25 la malgré ñee def nañ ko mais ñii ko deful sax ñoo gën a néew abattement donc jàngat boobu mi ngi ci biir ñi deful tolérance bi ñoo gën a néew abattement ñi ko def kon ñi ko def nañ ko ba pare mais malgré def nañ ko mais ñeneen ñi deful 1,8 bi ñoo leen gën a néew taux ci taux yooyu yëpp nag Ziguinchor moo ci jël paie parce que Ziguinchor amul 1% boo xoolee taux général bi amul 1% te ñun ñu ngi ci 2,30 nangam ak 2,20 nangam donc ñoom seen taux moo gën a wàcc suñu taux donc loolu it jàngat la ci taux abattement yi ñuy wax. donc Matar Diankha moom it jël na kàddu moom it comme ni mu koy waxee rek techniquement problème bi fi ñu nekk du 1,8 yi moo nu fii génne am na yeneen réalité yu fi nekk
am na war nañ gën a pousse loolu toujours ñu ngi ciy waxtaan loolu sax moo tax ñoom représentants yi ma ni nañ ci sàkk di leen invité invitation yi may envoyé ci zone yi damay wax ni dee leen sàkk léeg-léeg benn représentant wala kii mu fekkee bu ñuy dem réunion Dakar yi léegi tàmbali nañ ko di seet ab représentant surtout moom nga xam ne mooy coordinateur bi au niveau de Kaolack ñu di ko yóbbaale sax léeg-léeg réunion Dakar pour que yenn question technique yi nga xam ni ñoom ñoo ci gën a xarala ñu ngi ciy xelal donc loolu amal nañu njariñ trop bi ñu demee toog ak Pape Dieng am na foo xam ne ban fa yeggee moo taxaw wax leen loo xam ni am na opérateur yoo xam ne mënuñu taxaw génne loolu parce que du seen xam-xam kon Matar jërëjëf loolu am na solo loolu question yi bari na nag xam naa damay tontu yi ñeneen tontu ci am na question yoo xam ne si nit ñëw na ci ñëwati ci moo tax boo tontoo ba léeg-léeg am boo xam ne si ñëwoon nga ci da nga koy daanaka da nga koy tëb Mamadou Cissé jël na fi kàddu moom it wax na ci fonds yi ñu war a jox région yi donc loolu ni ngi ci bàyyi xel Mor Bati moom contribution la gën a def mooy chambre de l'agriculture ah d'accord salon d'agriculture voilà salon de l'agriculture bi wax na ko mooy ren bi muy wax fekk na dafa jege trop parce que il faut nga teel a ñëw commencer def document yi dem wuti visa loolu il faut nga am 1 mois bu jiitu wala 1 mois et quelque avant salon bi nag na ngeen xam ne at mu jot boori 20 et quelques février lay commencer chaque année waaw ren nag dafa dajeek élection yi ba perturbé lu bëree bëri mais loolu moom ubbil nañ ko ñëpp ñun liñ ciy def mooy boo ñëwee daañu nangoo bind wane ni yow ci opérateur yi bëgg a dem ci salon ba nga bokk daañ la defal ordre de mission wane ni ci ñun nga bokk defal nañ la ordre de mission pour nga dem déposer ji visa këyit yooyu yëpp it monsieur Soxna mi ña fa jaar ñëpp ànd naa ak ñoom ba fa ñuy déposer visa mu wutal leen këyit yi foofu parce que assurance yaa yooyu yëpp mu wax la ni fii ngay jëndee assurance fii ngay wute këyit bi fii ngay wute këyit bi ba ànd ak ñoom ba bloqué dossier bi nga dem nag déposer donc loolu ku ñëw toujours monsieur Soxna day ànd ak yow liggéey ak yow loolu lépp ba liggéey bi terminé daañu la may ak duñu la may nag loolu moom du suñu prérogative waaye noonu daal yàlla mu ngi ñuy suturaal dossiers yi ñu fa encadré yëpp gisatu guñ ca ku ñu rejeté waaw amagu fa donc loolu dafa am beneen bi ci toppit chaque année lu mat 20 personnes woo ma bëgg mais dama leen ni du ma ko defal kenn ku yàlla bind am na ñoo xam ne sax wax nañ ma ni kilifa gu mag moo nu boole mais dama leen ni ku yàlla bind du ma la bindal këyit te boo ko ci fédération bi pour ngay mën a tukki du ma ko defal kenn du ma ko def di ree du ma ko def di jóge xalaatuma ko waaw donc loolu dafa war a leer parce que mbirit bu la ko yàlla joxee mu jaar sa loxo jàll ca àdduna bi dara lu ñaaw xaju fi cay loo fi def tey ëllëg bu ëllëgee mënoo fexe sama papa day wax ni boo demoon ba fee nga gas ba mu xóot nga wax tufli ca boo ñëwee fekk ko ci mbooloo kon nag koy bu def loo xam donc loolu dafa mat a bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax donc loolu mi ngi ci mais fédération bi moom amul benn problème ku ñëw daañu la defal këyit daañu la encadré ñu baree bari fii tukki nañ fi ànd ak fédération bi am na at boo xam sax bu ñu demee ñun ñëpp ñoo bokk benn hôtel at boo Assane Bay dem na ñun ñëpp ñoo bokk benn hôtel ñooy xëyandoo ñooy wàccandoo ñooy reereendoo ñooy añeendoo donc loolu dafa am solo lool donc loolu it maa ngi koy ubbil ñëpp ku bëgg a dem rek boo ñëwee daañu la encadré Mor Bati li ma wax léegi rek moom contribution la gën a def wax na lu bari ci liggéey bi li koy yàq ak loo xam ne taxawaay bu ñu war a def la pour faire face ak ñi nga xam ne tey jóg nañ taxaw ngir attaquer fédération bi ngir mais na ngeen xam ni nag il faut mu am mbir la moo xam ni mënul ñàkk fi mu nekk nii dañuy wax ni nit boo dee liggéey nit ñi di la gis jàpp ni yaa ngi ak lu dul jeex wala yaa ngi ca fekk xamuñu ci dara faaw ñu attaqué la waaye noonu nañuy riposter di leeral li ñuy def di communiquer surtout lii ñuy def nii bu leen ko xeeb fii ba Dakar ñëpp yëg na ni noo ngi daje tey fii ci biir salle bi di waxtaan ñëpp yëg na ni Sénégal yëpp ñu ngi ci salle bi tey di waxtaan parce que ñoom seen renseignement may na leen lu ne loo leen wax xam nañ ko loo leen waxul xam nañ ko am na ci ñoo xam ne sax mbubb mooy war a liggéey suba amaana sax ñoom xam nañ ko pour wax leen rek seen xarañte fa mu toll bu kenn jàpp ni mën ngaa def dara ci réew mi loo xam ne si état xamul donc loolu ñu bàyyi ci xel bu baax a baax a baax a baax
donc am na ko fi wax léegi affaire forum civil bi la moom El Hadj Ndiaye moo ko wax forum civil nag yàgg na attaqué opérateurs yi daaw yi am na boo xam ni acculé na ministre de l' agriculture ba Abdoulaye Seck ba ni dafa bëgg ñu publier liste gros producteurs yi loolu forum civil eggoon na ci état boobu mais état bi faalewu ko donc yooyu yëpp ñu ngi ci ñoom dañuy attaqué yi seen vocation it seen attaqué la waaw moom forum civil moom seen wax ñëpp rek kër yëpp la ñuy dugg daañu dugg agriculture daañu dugg ca ndox ma daañu dugg ca courant ba fu ne daañu fa dugg mais ngeen xam ni ministère yëpp la ñuy attaqué ñun ñii dama ni demandé nañ publiquement ci journal nii na ministère bi publier liste gros producteurs yi ci xam nga loolu ministère bi xalaatu ko publier liste gros producteurs yoo xam ne ay marabu ay chef religieux ay xalif général ay nangam kenn du ko publier mais ñoom loolu moo leen war moo wax rek moo leen war nañu wax mais li nga wax dëgg la nañ ci bàyyi xel te taxaw nag taxaw tem ba lu nu waaye ni duut baaraam ñu wax ak yow yi ñuy waxit nag di ko accuser opérateurs yi na opérateurs yi taxaw tem ba loolee buñ leen ca gis ñu di ko def loolu c'est extrêmement important défendre rek da ngay défendre ba nga taxaw ci dëgg taxaw ci yoon ba li ñu lay wax mu wóor li yow lii ñu la wax kenn du la ca fekk loolu it am na ci solo de waaye mais loo mën a xeexe ci taxawoo fenn doo xeex de il faut nga taxaw fu dëgër door a mën a xeex kon nag nanu leen bàyyi xel ci liggéey bi ak nu muy baaxe loolu it am na solo semence yi toujours ñu ngi ciy wax mais damay wax toujours ni semence yi daanu ci laal rek waaye bu mu ci sori ndax am na kuréel yoo xam ni dañ fee nekk yor semence te ñun ñëpp fa lañ bokk mooy lu mel ni UNIS ak UNOPS toujours débat semence yi dañ ko fi def ñun nag FENOPST suñu vocation commercialisation la waaye jamono bi changé na ba membre FENOPST yëpp pratiquement membre UNIS lañ membre UNOPS lañ donc dañuy daje ci jataay bi léeg-léeg ñu dugg ci liggéeyu UNIS wala liggéeyu UNOPS mais c'est pas grave daanaka loolu dañ koy tënk rek jox ko caam yónnee ko comme lettre boo xam ni opérateurs yi wax nañ lii bu ko defee moom suy dem conseil interministériel ndax conseil interministériel suñu taxawee buñ ma joxee kàddu ci commercialisation lañ ma koy jox buñ joxee caam ci semence lañ ko koy jox donc noonu la ñu séddalee rôle yi donc loolu yëpp nag daañu ko tënk wax ko ni ko sa membre yi day daje woon ca FENOPST nee nañu lii nee nañu laa Cheikh Bara la même chose donc kon loolu incha allahu daañu ci tënk këyit bu dëgër joxe ko xam ni membre FENOPST yi bokk ci semence yi kat lii ak lii ak lii naqari na leen ci semence yi Mamadou Diop wax na ko wax na jox la quota jox la këyit notification ba pare bi ñu lay jox mise en disposition joxuñu la lu toll ni lañ la agréé woon loolu jàll coono la loolu wax na ko waxati ko du réunion bi rek la ko mas a wax réunion bu ñu dajee wax na ko ñëpp di ko dégg donc loolu am na Cheikh Tidiane Diop wax na ci baana yi nee na zone bu ne bokkul ak sa morom nee na pëccax ba am Kaolack ak rabax ba fa am ak désordre ba amul Ziguinchor déedéet amu fi amul Louga it nag amul Diourbel parce que soo bu ne nag am na ko yàlla bindee parce que Kaolack moom daanaka mën naa ni ay baana fa dëkk daanaka mën naa ni problème mu FENOPST bu dee 100 la 90 yëpp Kaolack la moom loolu moom mën naa leen ko wax parce que li waa ji di wax rek boo jiitee moom daanaka di nga xam ñëpp man zone sud sonaluñ ma Diourbel sonaluñ ma mais Kaolack moom buñ ma war a may tiit yàlla xam ne xanaa léegi bandi yu mag yi xam nañ seen bopp déet ma yaay si sori na ma donc loolu maa damay tooñ waa Kaolack yi rek loolu yëpp tooñ la mais vraiment ñëpp wax nañu ko fii Kaolack moom kaa la léegi Kaolack moom kaa la xam naa ni bis bu ñu amee président sud moom xam naa moom mooy taxaw pour régler problème Kaolack moom bu boobaa moom Kaolack daañu régler donc problème yi bari na nit ñi wax nañ ko mais lépp incha allahu lépp luñ ci mën daal na ngeen xam ni duñ ci tayal duñ ci yox-yoxi mais damay wax lu am solo nit ñi wax nañ ko fa xam nañu leen nekk benn départandoo di taxawandoo usine bi tey bi ñu noonu la rey ci densité bi ñëpp xam ni densité bi ñëpp la ñor ñëpp a taxaw bi ma waxee ñëpp ni ret benn place parce que xam nañ ñoom ñëppay dee
ku sa gerte woyof ñu delloo la ko loolu bi ñu ko waxee dañoo xam ni ñoom ñëpp ay dee ñëpp ni rettandoo benn yoon amul benn usine bu ko wallee ñëpp a taxaw Sénégal ñëpp ni lew gars yi tranché daal ni commencé waat leen loolu bàyyi nañu waaw te leneen kii wax na ko Kaolack bala maa bëgg a dee campagne commencé gis nga bala noo dem waxtaan ak Sonacos boo dikkee ñun la ñaar téeméeri oto nga ci usine bi tous nga ci mën am na ñoo xam ne sax du ñu yóbbaale ay lettre dawati dañuy dem noonu taxaw waaw c'est compliqué mais loolu yëpp it nañu xam ni adduna mooy doxe noonu rek fenn fu nekk ka ko jiite ka ko yor ma nga ak loo xam ne tey bu la ko waxoon yow la ngay muñaale ci sa fédération sax di nga ko mën a muñ parce que di nga xam ni yaa leen tane kon na nga xam ni nag problème yi bari na mais nag toujours mbir maa ngi dox ñi ngi jéem a taxaw donc am na ku fi wax ci semence certifiée yi pour 69 101 bi semence certifiée yi am fii Mamadou Diop la yaakaar na waaw El Hadj Diop loolu semence certifiée yi moom dépendrul ci opérateurs yi parce que semence certifiée yi dañoo wax ni 69 bi waaw non semence certifiée yi moo fi bareegul comme ni mu baree zone nord léegi semence certifiée yi 69 semence certifiée moo xaw a gën a jafe bu 73 ak bu 55 loolu la service technique yi wax parce que li koy indi rek mooy pré base su 69 101 moo amul daanaka te loolu tant que amul du ngeen résoudre problème bu 69 101 loolu nag booy na noppi service technique yi ba tax na toujours dañuy wax ni écrémage bi moom zone sud moo ci ëppale c'est parce que moo gën a néewle certifié donc loolu lañ koy xaw a jàngee sax ba mu xaw a tane mais loolu toujours problème la mais dañu continuer rek di ci wax ak di sauver situation bi mooy mujjee rek xëy na sax am na yu ma jël mais ngeen xam ni rek heure bi dafa xaw a jot te it lépp mënee su ko wax Mayakor dafa wax ci lu jëm ci réunion Sédhiou bi foofu it dama leen fi leeral tuuti man du ma décider région man zone laay décider kenn ku ne da am sa prérogative bu may décider zone damay wax Assane Mbaye Ousmane ni leen waxtaan leen réunion bii nu jëg dëgmal zone sud la jëm point wax leen ma fu ñu koy defee waaw léegi su ma waxee loolu waa zone sud ñoo war a toog waxtaan bu ñu waxtaanee ni ah jubóo nañ ci Ziguinchor ñun suñu yoon nekku ci du ñu lijjanti sax lu tax muy Ziguinchor bu dee ni zone centre la bu ñu nee Kaffrine lañ koy defar man du ma lijjanti lu tax ñu def ko Kaffrine damay jàpp rek zone centre jubóo nañ fañ koy defee su dee zone nord la bii passé bañ ko ayee Saly laa ko yóbbu am na woo xam ne Louga laa ko yóbbu donc par zone la ñuy raisonné ñun lu au niveau national léegi nag désormais suñu nee zone bi na région yi yëpp daje ba jubóo ci nangam ba nga xam ne lii dootul am ni kii ni man bëgg naa te ñëwagul ci man nangam loolu laa bëgg rek muy lu ab leeral bu ndaw boo xam ni dañ koy def pour ñoom ñëpp ñu xam ni loolu moo am affaire abattement yi wax na ci lu am solo parce que kenn du taaraar yow da ngay fekk baykat boo xam ne ma nga riibee ca magasin am gerte goo xam ne la cay suuf kenn xamul nu mu toll yow sa yoon néewul ci xool saako yi sax ba xam suuf a ngi jëm de waaye nag yaa xëyti jënd suuf jëru jóge fa nga dëkk jëru ko waaye nag boo nangoo nag dikki rek foog gerte googa lépp nga peese ko yow xooloo ko saytuwoo ko yóbbu ko ca usine ba ca wax ne na ko usine bi jël usine bi du ko jël nañ waxante dëgg parce que fii nunu nee na fi nekk usine bi nekku fi boobaa usine bi it la muy def mooy ni opérateur bi def di wut lu mu am noonu lay def di wut lu mu am moom it day taxaw lànk waaw parce que it nag dëgg moom yàlla rek ko moom noonu war na noo jekkas ndiku usine bi war naa jekkas ndiku nu daje loolu mooy waxu dëgg waaye bu nuroo foofu lépp sànni ko ci kaw usine bi nanu jekkas ndiku usine bi jekkas ndiku nu daje waaye bàyyi jee bu jaaxaane fee biiram bu rëy di yónni gérant jéemu caa xam dara gérant ba andil ko abattement yu dul jeex mu dal ci kaw usine bi dalul ci kaw kenn ci boppam la war a dal d'abord waaye nag soo andee lu acceptable nga xam ne andi nga lu acceptable usine bi bëgg laa rey ñëpp dafa war a taxaw ni usine bi lii du fi amee mais man gis naa Kaolack gi loo xam ni problème la bu nekk suñu biir te faaw nu wax ko benn waay boo xam ni
day dem jënd lu ko neex ak prix bu ko neex luñ ko teg ci abattement pour moom baax na parce que na mu jënd la gis naa ko kooku du kaas du taxaw man mi jënd ci point de collecte bi jënd 210 wala Cheikh Tall may jënd ci point de collecte amaana sax maa koy def Cheikh Tall may jënd ci point de collecte am nag di jënd 210 nga xam ne lu ko laal mu tuskare kooku dara xajul ci moom waaye nag ka nga xam ne leneen lay jënd di ko jëndee neneen ñu di ko abattre danaan sama fu su ko neexee génne 100 000 francs neex la ko donc dafa am yoo xam ni nañu xam ni suñu póotum biir la nañ xam ni ñun ci suñu biir noo ngi def loo xam ni jaaduwul loolu nag am na ñu koy def te wax nañ fi léegi dafa am opérateur am baana wax naa ko ci benn émission nee naa leen bu leen wax ni opérateur yi dañuy mbappat parce que tey amul fi kenn ku ma mën a wax ni kii opérateur la kii baana la bu ñu dajee ca luuma ko amul la ma décidé sax mooy émission yi may dem yépp ku ma wax luuma dama naan du ma tontu ci luuma moom nit ñaa fa daje rek defante lu leen neex sama yoon newu ci du ma tontu ci luuma ku ma laaj daal laaj ma ci point de collecte ma tontu la ci point de collecte mais du ma tontoon ci luuma kenn ci benn émission nag du ma ci tontu parce que luuma ñëpp fa daje baykat baa njëkk a jalgati ndax moo ñëw ca luuma ba wàcc fa point de collecte ba opérateur ba jalgati fekk si ko wala baana ba jalgati fekk si ko ñu ne fa nag lambi golo la rek waaw kon nag man du ma tontu ci luuma suñ ma laajee nag point de collecte bi ma wax leen la xew ca point de collecte ak la ñu war a def kon nag loolu it nañu ci bàyyi xel te loolu li tax ñu mën ko fay dindi mooy nun ñëpp nu toog waxante dëgg kuy gis lu dul noonu ñu dénoncé ko mais amul fi kenn kuy dénoncé kenn bu ñu dénoncé wul nit ñi ne bëgg maa teg charge bi may mënumaa dénoncé kenn ay responsabilité la président région bi dafa war a jéem ba tële jox président de zone mu jéem ba tële jox national nag door a dikk taxaw war a nag nekk ci kaw ñëpp war a loxoom joti nag fu loxoom ñëw ñu jotuwul parce que moom moo mën a taxaw wax ni nañ ñëpp taxaw tey bu kenn liggéey donc niveau boobu la ñu bëgg a woon nit ñi ñu yegg fa ni ma amee responsabilité noonu la ñi fi toog ñëpp amee responsabilité président mooy président mais y a les ministres y a les députés y a les maires y a ainsi de suite ay hiérarchie la rek donc kon loolu mbir la moo xam ni ñun ñëpp nañ ci bokk liggéey opérateurs yi seen liggéey mën a jëm kanam waaye man daal maa ngi sant bu baax a baax pour conclure jox ñeneen ñi nga xam ne si daañu conclure maa ngi sant opérateurs yi bu baax a baax parce que vraiment loolu moom lu ma ñor la parce que ay nit bu ñu la falaat la fakkata luñ la jéppi wuñ la kenn ku ci nekk loo ko wax mu jëm ci kemtalaay kàttan man awma seen pay yàlla mi am seen pay yàlla ma leen fayal en tout cas daal man kontaan naa ci li nga xam ne jiital ngeen ma ci ak it cër bi ngeen ma jox tuutiwul ci man ca wax dëgg yàlla fépp fu ma taxaw rek dinaa jéem a défendre opérateurs yi ba nga xam ni dinaa wane ni cër boobu gis naa ko kon ci loolu maa ngi sant ñëpp ñi nga xam ne si participer nañ ci liggéey bii lii nag day lu am solo lool mooy suñu ndaje bii moo tax nag di dund ba léegi bu dul woon lii ba nga ni fay na lu bu yàgg ndax tey mën naa wax ni parce que damay dem ci réunion yu bari Fenopsite képp fi mën a am korom Fenopsite képp ci organisation yi ma fi gis ñoo fi am korom organisation yi ci des yëpp danañu bind këyit danañu bind procuration lu ne daañu ci dugg waaye pour korom du am li nu ko mën a may nag mooy lii di daje di toog di waxtaan di waxante dëgg mu jaral leen ñuy cotiser di dugg ak génn ba yëf yi mën a dox am na ko fi wax Louga ak Ziguinchor ñaata kilomètre la mais kenn tàyyiwul Ziguinchor rek ba muy dem Louga tàyyiwul woon ñun ñi dem nañ fi Kolda lu ne dugg nañ ci suñu première ñëw fii daa am ñoo xam ne si suñu biir nañ ko waxante am na ñoo xam dañ ma doon découragé ni ma bul dem Ziguinchor ma leen dem dëgg damay dem nit ñee ma fal parce que kenn ku ne métier ma nga yor y a les risques y a tout dem dëgg laay def ku ma toppul toogal mais tey yàlla dogal na suñu borom dimbali nañu ci jàmm rek waa Ziguinchor it yaatu jàppale ñu wax dëgg yàlla buñ fii ñëw am na yoon woo xam ne Assane Mbaye téléphone am la yor ca bag ba di woo ay nit ñu ñuy jàllale c'est extraordinaire kon nag wax dëgg yàlla man du ma def lu dul rafetlu ko rafetlu liggéeyu fédération bi sant région yëpp gërëm kilifa yi ne ci biir yëpp day am loo xam ne nag mëni su koo leeral nañ ñi bilan financier bi lañ leen ci mën a wax nañ leen ko 30 millions yi dañ koy cotiser
dafa am luñ ci doon def nañ ko ca ñii kilifa yëpp d'accordoon nañ ci ca mbir la muy doxal fédération bu koy jëmee kanam man loolu wax dëgg yàlla moo tax ñu ko mais amuñ ci benn réccu ñoo ngi sant yàlla ñoo ngi gërëm ñëpp di beral ngërëm nag waa Ziguinchor yi nga xam ne ñoo ñu teeru fii dalal ñu di jiital ci ngërëm loolu premier vice président muy Assane Mbaye moo topp ci man ma leen di xamal ni it saa bu ma tukkee wala ma absenté intérimaire bi muy assuré mi ngi koy assuré ci fit ci jom ci fulla ak ci fayda waaw lépp lu mu war a def sama ginnaaw bu ko soxna wooye dana ñëw jaral ko déplacé toog këyit yu ñu ko jox mu xool ko signé ko yóbbu ñu yóbbu ko fañ ko war a yóbbu fédération bi continue parce que affaire bi continuité la affaire bi kenn ku nekk rôle ba nga yor da nga koy doxal rek fédération bi dox maa ngi sant ñëpp nag di leen gërëm wasalaam aleykum wa rahmatullah kon mën nañu defaat ñaan kii amul lu muy wax bàcc war na conclure cee dugal pour que ñu dolli ko ci njëg gi nga xam ne moom la ñuy appliqué fii mu nekk ci campagne yi buñ ci yàlla wërsëgalee buñ ci àggee danañ ko ci def insha allahu rabbi ba ca des am na kooku tudd mooy jëm ci pénalité yi nga xam ne bu 100 000 francs yi ñuy laaj gannaaw bi nga xam ne am nga abattement li ñu ci wax dëgg la décret bi moo ko tëral te décret bañ koy def lépp dafa matoon crible yaa ngi fi woon doon yu bees ñuy criblé ba daanaka salté du woon am dañ ko defoon nag pour ñi nga xam ne jàpp nañ ne dañ doon sàcc parce que jël suuf def ko ca abattement bi wax dëgg yàlla doy na sëkk pénalité dañ ko daan def nag pour ñi nga xam ne non seulement bu ñu amul abattement yi te comme tudd na ci benn sax d'ailleurs mooy poids boo xam ne ëpp na wala poids boo xam ne néew na kon c'est veut dire que peesal ba koy def tegul yorom ci pees ci di mu war a tegoo ñu tëgg ko nag yeneen 100 000 francs yoo xam ne dana tax ba duñ ko sax tëgg ci sax yenn saa yi dañuy yónnee ba pare ceese ko ba ñu ne deuxième wala troisième ñu door ko mën a pénaliser loolu nag danañ ci wax tam parce que normalement kii bi décret bi dañ ko affaire nekkoon na sax ci cours révision peut-être que bii sax ba dugaluñ ko ci woon parce que lañu daan wax ci abattement yi ni ko parce que li sax ñu waroon ko réviser mooy am na loo xam ne yàlla musal nañ ci peut-être temps yi gerte gi wax dëgg yàlla mi ngi peut-être 10 mais bis bu gerte woyofee kenn du mën a dund abattement yi nga xam ne moo nekk ci décret bi loolu taxaw na ñu ne bañ ca tolloo am na loo xam ne waras na ko cee soppi boole ci loo xam ne dafa xew te amutoon ca ba ñuy tëgg décret ba mooy séparateur parce que ñu yóbbu sa gerte séparateur gerte gu set wecc lay doon amoo tolérance bi nga xam ne moo lañu ci war a def kon donc logiquement comme na ngay taaral bokkul ak séparateur war nañ ci dugal beneen tolérance boo xam ne au moins séparateur dañu ci jël en compte loolu nag ma nga aju ci ministère du commerce ba léegi jàllagul il faut que ñu xool woo ko réviser waat ci waxtaanaat ci pour mën ko jàllale incha allahu rabbi benn sax tontu nañ ci parce que Matar wax na ci Cheikh Tidiane addu na ci ba sax daanaka leer na président wax na ci lu leer a leer a leer muy abattement yi usine bi ci yoonam la nekk jëndul gerte jëndul astafurla suuf bu fekkee ne suuf dañ koy nal mu nekk dëwlin kon abattement du am mën ngaa defee nag yow sa position parce que metti na ci yow waaye nag ñun ñi nga xam ne dañu nekk sa dañuy seet li nga xam ne moo ëmb lépp ku ci nekk ñu seet la cay war ca yow usine bi foofu moom am fi war na maanaam ut matuwaay yoo xam ne dana ko aar ci suuf opérateur bi tamit ña sa jub defuñ ci dara ñenn koy mën def muy seen peesoor mais malheureusement ñooy responsable seen peesoor wala mu doon ka nga xam ne mooy baykat ba la nga xam ne nag moo war a lay yëpp mooy li ma waxoon ca njëlbéen bi ko chef d'usine bi ko tuddee mooy matuwaay yi nga xam ne mooy war nañu indi matériel de collecte yi muy tawaar yi muy bascule yi bu ñu ko yàlla wërsëgalee bu ñu dem ci qualité émission danaa ci bitaale ci point bu ñu ma woowee man danaa ci wax ñi nga xam ne am na ci wax ñu daal ci addu ba ñu xam ne lu am solo loo xam ne dañu ko war a régler parce que nag dana am lu bari lu mu yàq ci campagne bi may dolu ci benn point aussi boo xam ne ñun ñëpp la concerné mooy sénégalais kuñ ci ne jullit nga attana xeex te malheureusement ñu bari duñu def ci fi jullit kuñ ci ne doo jullit nga attana xeex laa wax te pourtant de bu dee def li yàlla santaane ñu bari dañuy des gannaaw xaaliwu ba kenn waaye dama ciy liir rek laa tarxaw fil mizan wa aqimu wazna bil xisti wala tuxsirul mizan ñetti ay yoo xam ne mi ngi ci surat rahman lépp ñu ngi koy wax ci yi nga xam ne mooy yii mooy ci peese bul wuruj ci peese del jubal ci peese bul tooñ ci peese lu yàlla wax la te nit ñi néewal ko néewal goo xam ne ak ni mu rëy
wax ko benn yoon ñetti yoon la ko wax te nag waxuma ko ci saat bi rek yeneen sura yoo xam ne génn na ma nga ca biir waaye kon nag nañu seet yàlla ci li ñuy def baykat bi nga xam ne moo koy def te gën cee néewal mais na seet la muy def la ñu war danañ ko jéem danañ indi matériel ba ca war waaye nit ku nekk war ngaa xam diggante ak sa borom ngay def loo xam ne danga koy sellal jërëjëf. ñu def ñaan patronat de béy di añ fi ma toog par l'entremise du président ci la convocation ñëw pour Phénopsté bokk ci c'est pour vous montrer la dimension de Phénopsté c'est des entreprises si wax na ko léegi y a que des directeurs d'entreprise qui sont là des responsables ñoo fi nekk et opportunité bi am ci conseil national de patronat à la limite ñoom ñëpp xam nañu kan mooy Phénopsté parce que biñ ci participé franchement xëy na loolu laa bëggoon comme ça ma xam ne ko jërëjëf. bu leen ko ragal dem nañ ngeen toog moom ba ngeen toog moom am ngeen la ngeen bëgg wàññi na ko ñun dem nañ ba 3% ba 3% may nañu ko man ma daan sax duñ ci sonné man ma sonné parce que des fois dañ may woo man la dem lañ ci ma daan soo gisee ma dem rek ma daan moo fi new parce que man amoon jot ma daan moom ëppoon jot problème compte économique moom lu jar a xeex la abattement la nag du moom parce que service la ministère la comme ñëpp. région mu ne dafa mel ni bokkul ak morom nu mu koy doxalee. bokkul ak morom nu mu koy defee. waxtaan la rek boobu waxtaan la. donc kon ñu gërëmaat ñëpp di wax ni ñi ngi gërëm parisien ak Cheikh Ndiaye Soxna parce que ñoom dañu nekk suñu biir di ñu jàppale ñuy ay techniciens yoo xam ne si hors pair di ñu xelal di ñu liggéeyal liggéey bu mucc ayib Cheikh Ndiaye wax na ko léegi bi réunion boobu amee dama empêché trop mais dama ko woon ni ko demal mais mu représenté ñu dignement nag foofu ci King Fahd Palace vraiment wax dëgg yàlla la mu war a taxaw lépp mu taxaw ko loolu it am na solo lool donc ma leen koy yëgal xam ni loolu lépp ci compte opérateur yi lañ ko versé wuñ ko ci compte benn bu dul ci compte opérateur yi parce que loolu lépp dafay jëmmal di wane dayo ak daraja opérateur yi ak fédération bi nga xam ni mooy Phénopsté kon maa ngi tëj séance bi di joxe rendez-vous au conseil d'administration bi ñu jëflu zone nord ñoo ko moom zone nord ñoo ko moom ñun waa zone nord daan waxtaan ba xam Diourbel Louga Thiès Dakar fan lañ ko fi def donc El Hadj Ndiaye kon ñu ngi lay delloo kàddu gi